jërë ngeen jëf mbokk yi xarit yi ñuy safoo di ndamoo di sànn votre chaîne Bambilor Actu. Nous sommes ici au foyer des jeunes de la culture de Bambilor li ñu fi tax a daje nag mooy tey ndayi Bambilor doomi Bambilor la ñuy wax sax di moins ak ñi nga xam te ñoo wër village Bambilor am na ñoo xam te ne teew nañ ci waaye réunion bi li ko gën a concerné nag mooy que doomi Bambilor tey ñoo woote benn assemblée générale boo xam te ni assemblée générale information la. Je pense que bu ñu nee information nag xel yëpp day màcc dem ci li nga xam te ne mooy que ni information boo xam te nii kat mu ngi daw fii ci diwaanu Bambilor muy que ni benn centre de santé boo xam te ni bëgg nañ ko tabax fii ci diwaanu Bambilor te wax ko communauté rurale Bambilor te mu war a nekk diggante Mbëtt ak Gorom 3 loolu nag tey moo nekk benn réunion d'information bi yoo xam bëgg na joxe yenn information yoo xam te nii kon képp koo xam te ne ñëw nga tey ci bile assemblée générale rek di nga am benn information boo xam di nga xam ne lii kat ma ko yóbboo sama kër wala ma ko yóbboo sama quartier wala ma ko yóbboo sama gox kat ñoom dinañ mën a comprendre xam ne kat lii moo xew Bambilor waa Bambilor kat ñii lii moo tax ñu nangu ñii lii moo tax mu bañ. Je vous rappelle que ni suuf si nga xam te nii kat foofu lañ bëgg a def li nga xam moo di poste de santé bi suuf boobu noonu moomeelu foyer des jeunes et de la culture de Bambilor la maanaam ay ndaw yi Bambilor ñoom ñoo suuf soosu ba àndoon ceeg benn partenariat bu tudd Madressa Bambilor ñoom ñoo ko jëndaloon en 1998 d'après les informations yi ñu am dundal leen ko valeur 12 millions tey jii li nga xam te moom moo di état civil li nga xam te moom moo di mairie bu Bambilor bëgg nañ ci teg loxo def li nga xam moo di centre santé boo xam te nii kat muy communauté rurale Bambilor ñëpp ci jëriñu am nañu absecté nag am nañu absecté wul waaye bu ñu duggee ci biir dinañ xam exactement ñoom ñoo absecté lan moo tax ñoom ñu accepté ñan ñoo nanguwul lan moo tax ñoom nanguwuñu loolu lépp tey dina leer fii ci Bambilor Actu dina dugg ci biir rek jëlal leen li nga xam te ni moo di information bi nga xam ne ngeen ko am muy kenn carrément Bambilor Actu Bambilor Info BTV ñoom ñëpp ñu ngi fi di ngeen ci am information yoo xam ne information yu strict la information yu leer ba ku nekk ci yéen ndax xam ne lii tey moo xew diwaanu Bambilor lii moo tax ñii nangu lii moo tax ñii beñ fii lay xewee ci Bambilor Actu Bambilor Info ak li nga xam te nii kat moo di Bambilor TV fii ci Bambilor ñu nekk dugg ci biir foyer bi le président Abdou Karim Fickou président foyer des jeunes et de la culture de Bambilor moom moo woote assemblée générale bi nga xam te nii kat moo di assemblée générale d'information la nekk joxe information gars yi kon ñu dugg ci biir xool la moo xew ci biir gars yi. Je suis un membre du Sama Sa Gox, un fils du village aussi. tey ngeen amoon benn assemblée générale bu dee information comme ni ko président foyer bi waxee ngeen amoon assemblée générale bu dee information ngeen dem ba si biir réunion bi dagg na mun nga ñuy wax lan moo waral la réunion bi dagg. waaw lii rek man si sama jàngat ils l'ont fait exprès parce que moment bi fi dëkk bi toll nga oote réunion bu toll nii assemblée générale respectons benn norme sanitaire les normes sanitaires ils devaient les respecter d'abord ci ñu nekkoon ci salle bi war nañ xam ne fii waroon na am tey benn animation boo xam ne bu nit waxee nit nañ leen dégg kon réunion bi c'était pas bien préparé les espaces sanitaires kenn respecté ko y a pas de masque te loolu lépp le foyer ñoom ñoo ko waroon a porter ñu dégg ne commandant bi moo woote wax ne nañ arrêté réunion bi oui li tax mu wax nañ ko le président du foyer même moo ko wax parce que li tax mu wax ko mooy commandant bi ko waxee il a ses raisons parce que yëgaluñ ko booy dajale en ce moment qu'on est au Sénégal booy dajale lu mat 10 personnes war nga dem wax yëgal ko ñëpp yëgal ko autorités yi respecter aussi les normes sanitaires kon arrêt bi nga xam ne moom moo am ci assemblée générale bi le foyer bi nga xam ne moom moo convoqué woon assemblée générale bi moom moo ko waral. non information yi président foyer yi joxe man je te dis que c'est assez faux parce que moi je détiens des informations yoo xam ne le président des foyers même n'a pas détenu ça je vous dis que toolu Bambilor bi nga xam ne foyer des jeunes et de la culture de Madressa ñoo ko moom ñu bokk ko ak suñu ay nawle parce que tool bi nag il faut dire que c'est pas pour Bambilor mais c'est pour Bambilor Madressa suñuy nawle tubaab lañ bokkal tool yooyu kon lépp luñ ciy def parce que am na ñuy wax ne am nañu d'accord ci projet mais c'est faux encore ñun ñii ñëpp nous sommes d'accord pour le projet mais on a donné des solutions mais solutions yi ñu joxe yëpp gars yi bëgguñu ci dem fi may waxee ak yow ni toolu Bambilor délibéré nañ ko wutal nañ ko beneen délibération bu bokkul ak bi nga xamante ne moom la amoon. mais bu mu wane nee na mooy original bi tamit. original bi mu ngi fii mais dañu délibéré ci kaw délibération loolu sous-préfet moo ñu ko wax on l'a demandé dañ ko posé question naka est-ce que délibération am na mun nañu effectivement délibération am na mais sous-préfet moo ko def avec le maire mais loolu c'est ñëpp xam nañ ne affectation la. te kenn warul mën a affecté yëfu jàmbur sans pour autant nga waxtaan ak moom mais ñun nag duñu ay jaayil xam nañ fan lañ war a jaar ba attaquer le procédure waaw parce que mënuñu moom suñu alal boo xam ne kenn affecté wuñu ko dañ ko jënd li ñuy désaffecté mooy li ñu affecté mais dañ ko dépossédé li ñu fas yéenee def terewul parce que tey jii boobu ba léegi ñun ñu ngi woote ay waxtaan ñu ngi woote ay toogu ak ki nga xamante ne moom moo fi bëgg a indi projet bi mooy le maire
on l'a demandé plusieurs fois pour toog ak moom mais wax na ne du toog ak jeune Bambilor pour wax leen li na ci projet bi le projet kenn mënul wax fii projet bi nii la tudd amul kenn mënul wax projet bi ñii ñoo ko fi andi kon loolu ban projet la li ñu fas yéene def ñun waa Bambilor lañ ay jeunes lañ dëkk ci dëkk bi suñu mag yi si seen teey ñu waxtaan ak seen ay nawle tubaab ñoo fi tabax bijou bii muy foyer des jeunes ñoo ñu jëndal tool boobu à 12,500,000 depuis 1996 kon tool boobu tey ça coûte plus de 300 millions kon tey du ñu nangu ñu koy jël di séddee ci loo xam ne luñ xamul la pare nañ parce que suuf boobu dañ ko fi teg tey pour mu jëriñ askan wi pare nañ pour joxe ka mais ci loo xam ne lu jëriñu dëkk bi la mais ci loo xam ne lu ñu xam la mais du ñu joxe suñu alal ci loo xam ne xamuñ ci dara parce que buñ ko joxee boo léegi ñu dagg ko def ko ay kër ñun ñoo ciy perte il faut que. Le plan de riposte actuellement c'est quoi? Non, le plan de riposte xam nga àddina moom yoon ñun xam nañ yoon parce que xam nañ ne acte 3 de la décentralisation lépp lay def ci commune da nga war a woo les administrés nga toog waxtaan ak ñoom mais il s'est trouvé que Bambilor li fi mas a xew yëpp doxal nii nga continuer def nañ fi benn place publique boo xam ne loolu ñu ngi pare pour toj ko parce que xam nañ ne c'est pas bien def nañ fi benn marché boo xam ne ñu ngi ko def ci taatu jumaa ji ñoom seen bopp dem nañ reconnaître na fii marché waru fee ne loolu lépp li ngay indi nag mooy ñàkk a toog waxtaan ak nit ñi ñàkk a considérer nit ñi dem nañ ba natta suñu tool sans pour autant ñu wax ak le président foyer sans pour autant ñu wax ak jeunes yi loolu manque de respect la loolu moo tax ñun jeunesse de Bambilor lu ñu wax mooy d'accord ñu tey d'accord ñu suba d'accord ñu gannaaw suba pour ñu jël suñu tool di ci def loo xam ne xamuñu ko. maa ngi Bambilor fii depuis plus de 19 ans mais franchement depuis bi ñuy xeex suñu commune pour génn ci Sangalkam ak ci communauté rurale pour am commune de Bambilor biñ ko doon def boobu c'était pour ñu développer Bambilor c'était pour Bambilor yëpp dëkk yëpp li ñuy am ci lu baax ci infrastructure ñu am ko mais ñun dañoo seetlu depuis l'arrivée du maire Ndiagne Diop projet bu baax dugul Bambilor te à chaque fois bu amee un projet d'utilité publique tel que le marché tel que une place publique tel que un poste de santé problème de terre day am tey gis nañu marché bi fi ñu ko tabax ak espace bi Bambilor yëpp am marché bi lopin de terre la tey projet de santé ñëw pour man projet de santé bu ñëwee ngay jël ay parcelles di ko jox ay xale yu ndaw ñu koy terrasser di ko doxaanee di si def leneen lu ko naka sudul noonu. li xew fii tey aussi mu nekk loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu trop di wax na nag le seul responsable c'est le maire de la commune de Bambilor c'est le seul responsable boo xamante ni moom moo indi problème bi fi am nii. parce que ay nit aussi boo leen jiitee di leen administrer war nga leen mën oo ci kaw waxtaan mais ñoom bu ñu demee bay wax la ñëwul ñu waxtaan ak yow je pense que loolu gàcce la ñuy pousser jeunesse su Bambilor à ce que ñuy daje di reyante suñu biir ça n'a pas de sens. tool bi toolu foyer des jeunes la moomeel la bu mu bokk ak la coopération Manresa Bambilor ñoom waruñu dem di ko lever waruñu dem di si génne délibération ne dañu koy yóbbu pour recourir xaw ma concourir ci benn ONG. projet bi am na wala amul ñun xam nga luñ bëgg duñ ay jaayil ay doomu aadama lañ ay nit lañ dañ yor xel di xalaat nañ indi projet bi exposer ko population bi gis projet bi approprier wu ko xam lan mooy njariñ li xam lan mooy les tenants et les aboutissants ñun ñu nangu ne projet bi jël nañu ko Sàmm Sa Gox dès le départ dafa def 7 propositions 7 tool yoo xamante ne nii lépp ci domaine national la bokk ñu ne 7 tool yooyu nekk ci domaine national fu ci maire bëgg ñun dinañ ànd ak moom dox ko ba ñu jël ko jox ko pour ñu liggéey ko. beneen bi ci des Bertin bi nekk titre foncier bi chaque jour ñu gis ay extension mais maire bi am sañ-sañ di def ay extension ci Bertin bi am na sañ-sañ jël 2 hectares def fa centre de santé toolu foyer bi foyer dafa nekk ci ay démarches ak génération foot pour ñu jël fa yóbbu fa projet bu mel noonu mais dama bëgg Bambilor ñu dellu soit suñu xel parce que ay ndaw lañ dañ war di xalaat benn centre de santé ak ñu ne la génération foot mën na ñëw defaral la foofu poste de santé bu waa mbëtt ak waa jak gorom di fajoo defaral la école bu xale yi di jàngee defar fa centre de formation boo xam ne day former ay jeunes footballeurs yu dëkk Bambilor dëkk gorom dëkk mbëtt suñu génnee nekk ay Sadio Mané tabax yeneen centre de santé lan moo gën il faut nit ñi ñu xalaat yow da ngay am ay Sadio Mané la tabax laat yeneen infrastructure ñu ne nañ ko fa def en face toolu foyer bii ñu bëgg a jël am na terrassement bu fa nekk bu amul dara mairie bi naka jël def fa centre de santé ñun bañuñu centre de santé bu ñu kenn jaxase man jeune su Bambilor laa lancé appel
soyons attentifs, faisons attention. Avenir du Sénégal Bambilor la je dis et je le répète, avenir du Sénégal Bambilor la waratuñu ñun bañuñu centre de santé. lan ngeen bañ fa war a nekk. fi mu war a nekk toolu foyer la foyer daf ko bokk ak ay espagnol yi bind lettre boo xamante ni maire bi moo ko signé ak ñi yor protocole yëpp ñu ne ñoom seen alal fépp fuñ ko dugal ñi ngi koy xool te saa bu amee détournement d'objectif suñu ñëwee ñi ko yoroon dinañ leen yóbbu justice léegi ñun lan lañ bëgg ñun Bambilor ñu toog tubaab bi ñëw di ñu tëj. mais soyons sérieux nañu xalaat bi si des maire en personne mu jël xaalisu commune bi jël Ousseynou Gueye jël Landing Meng jël Khalifa Bambilor Thierno Amadou moom maire ñu ànd si ñu dem Espagne ne dañu defaraat coopération Manresa Bambilor waaw mais nit nan la bëggee mbir ba koy bëgg contraire am yow nga bëgg coopération bi baaxu pare ngay yàq toolu coopération bi est-ce que loolu xel la waaw mais na waa Bambilor xalaat na kenn ay caaxaan la. bu baax léegi da nga wax sànq ne gars yi dañoo defar beneen délibération te am na Abdou Karim Fikou benn délibération boo xam ne wane na ko Babacar Ngom nekk président seede na ko ne délibération bi. soo demee si code général des collectivités territoriales li mu wax c'est clair amul benn organe exécutif bu mën a def délibération hors conseil yi Bambilor yi ñu gis yëpp waxtaan ak ñoom bi ñu demee si ñoom dañ nañu defuñu conseil xamuñu projet bi yëguñu li xew kon délibération boobu am na approbation sous-préfet wala amu ko ñun xam nañ fan lañ war a jaar ba àgg chambre administrative bu cour suprême pour attaquer administratif boobu li si des yëpp nag ay caaxaan la ay waxu ndax sa gën a mais xam nañ fan la ñu war a jëm